jërë ngeen jëf mbokku internet Major TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte tey dalal Fallou Ndiaye bu Ndiaye production ñëw pour waxtaan ak moom Ndiaye ñoo ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay fay bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di am mbégte tamit ci dalal bi nga xam ne moom nga ñu dalal di kontaan bu baax ndax yow suñu xarit nga suñu frère nga même bu dul lii sax dañuy déggante di wax ci yeneen yoo xam ne sax bokkut ak yii kon yaakaar naa loolu moom mbégte la ci boo ñu dalalee tey. dëgg la semaine passée nga tëgg journée. boole si doomu Jalaaw ak Boy Niang 2. Bébé Bismi ak Papa Boy Djiné. alors journée boobu tey boo ñu doon defal bilan bi tey lan nga ñu mën a wax. waaw journée la boo xamante ne ni yaakaar naa journée bu am solo la woon te journée bu neex la woon. te comme ni ñu koy waxee rek journée daaw la woon dañ ciy masawu mbëri ba pare muy Baye Mandiaye de ak Go Bébé Bismi Papa Boy Djiné Maguette Seck doomu Jalaaw ñoom ñoo dañ leen masawu ak xale yi ci doon bëre ndax xam nga lamb joo xam ne daaw la woon yaakaar naa bi lamb ji amee ba ni mu am ku ci ne am nga ngor ak téye sa dignité te kenn dégguñu te bu leen neexaan ñu ne ci tey wala ñu woleen signature ñuy xas di wax te yaakaar naa boobaa kenn du ko teg ci ay région ndax cas de force majeure amoon na mais xam nañ loolu am comparaison bëre ko ci jàmm ñii daan ñii daanu daan comme ni ñu koy waxee tout le temps di féliciter ñi nga xam ne ñoo daan di encourager ñi nga xam ne ñoo daanu di leen wax ne yoon yi mu ci benn te incha allah dañ leen joxaat yeneen bis bu boobaa it dañ leen ñaanal rek suñu boobu may leen ca ndam ci boobaa incha allah yaakaar naa su ne la boo xam ne nag satisfaction totale lañ ci am ndax vraiment neex na te it am na réussite vraiment gis nañ suñu bopp bu baax a baax. loolu am na solo tey ñu ñëw fekk la sa place. dafa mel ni Fallou Ndiaye du wàllum promoteur rek lay liggéey. dëgg la waaw ñun nag dañuy yëngu ci commerce pour l'instant ndax ñu ngi doon liggéey ci wàllu tôlerie. boo demee place bi moom place mag mu ngi ci biir. foofu gaasu mécanique la tôlerie peinture électricité lépp am na fa. pare-brise tamit am na fa lépp am na fa. fii tey comme tali bi moo gën a fees ñee nañ ubbi bii ci kaw tali bi nga xam ne benn bitig lañ koy def boo xam ne bu yem lay nekk. dinañ ci mën a wone waaye suñu bopp nit ñi xam ne kat bitig baa ngi ci kaw tali bi. ñuy def ay pare-brise def huile def lépp entretien oto dañuy def entretien général plaquette cartouche lépp la ñuy def lépp lu waay soxla ci oto soo ñëwee dañ koy def am nañ ko yaakaar naa loolu gën a yaatal la rek gën a ubbeeku pour nit ñi gën a mën a gis seen bopp ci produit yi nga xam ne moom lañu yor. dëgg la Fallou Ndiaye dañuy dugg léegi si wàllum promoteur. plusieurs fois dañuy gis ne que ne yow dafa mel ni benn genre déception boo xamee ne que ni da nga koy wane si biir làmb dafa mel ni dafa bëri galgal yoo xamee ne que ni Fallou Ndiaye daf koy subir si biir làmb est-ce que loolu mën nga ko firndeel c'est quoi le problème Fallou Ndiaye. waaw xam nga làmb moom tout le temps promoteur yëpp a koy daj. promoteur yëpp ñooy am ay jafe-jafe promoteur yëpp ñooy am ay des fois ay problème mais lépp ci biir làmb la rek. lépp ci biir làmb la lépp ci làmb waa làmb ñoo koy def ñoo koy si biir ñooy def lépp loolu. vraiment amoon nañ ko bu metti mais nag dañoo jël suñu ay matuwaay léegi ba nga xam te ni léegi li ñuy def moo ñu ñor li ñuy def lañ gëm te ñun Ndiaye production kese di dox lu ñu waay gàllankoor lu ñu waay fakastal kenn du ko sentir ndax li ñuy def toujours ci ay texte lañ koy teg mooy texte yi CNG wax duñ ci jàdd benn règlement yi CNG joxe duñ ci jàdd benn liñ seeq ak mbëri nañ fexe ba muy mat ba nga xam ne ni benn mbër du ñu jëm baaraamu tuuma CNG du ñu jëm baaraamu tuuma loolu yàlla ñu suturaal moo tax tey loo def fakastal loo ñu saboote loo ñu yàqal duñ ko gis ndax liñ suñu gëm-gëm ak suñu vision romb na léegi ci làmb nit di ñu fakastal mbaa nit ñi di ñu saboote non. saison bi nga tëgg mën naa ne làmb bi gën a neex. wala làmb yi gën a neex yi gën a neex waaw yi gën a neex yi gën a neex ko. waaw. tëgg nga ko. dëgg la mën nañ ne dañ tëb Ada Fass ak Tapha Mbeur. kañ nga ko tëgg journée bi. waaw Ada Fass Tapha Mbeur la 7 août la incha allah samedi 7 août yaakaar naa bientôt li des moo tudd weer. di combat xam ne ni sax combat frère ndax combat Modou Mbaye la. du ma taay di ko wax combat la ndax li ci nekk dafa bari. Modou Mbaye moo taxawal combat bi. dëgg la parrain yi Modou Mbaye moo leen indi. lépp Modou Mbaye moo ko def. man yaakaar naa loolu combat am la. te it moom suñu frère la. dëgg la suñu xarit la. suñu lépp la ndax Modou suñu diggante du lambo xam nga lamb xewut dèjà ñu ngi ni daje toog di waxtaan te lamb amul dara amul. kon suñu diggante dépassé na ay lamb su ma ko soxlaa damay dem kër bu ma soxlaa day ñëw sama kër luñ soxlaan dañuy waxtaan loo xam ne sax day génn lamb kon moom sama frère la kon lu ma ne mu nga ca lu mu ne maa nga ca yàlla xam na ko moom sama frère la muy combat bu rëy nag di combat bu am solo bu mu neex ñu war ko def Issa Diop Mar Diop ñu naan dafa xaj ak du fa xaj mais teew dañuy woo ñëpp rek di wax ne incha allah du yàgg da nañ ci gis innovation yi doy waar nañ ci communiqué bañ xam ne communiqué nañ ci ndax combat bi ku ne xam ne ne pépé bi lay daw seen affiche moo koy wane muy diaspora muy Sénégal yëpp pépé bi lañ koy def muy événement boo xam ne ni bu am solo lay nekk di ci liggéey ki nga xam ne mooy Buzz Pro yaakaar naa du nekk combat boo xam ne bu yomb lay nekk ndax qualité ñaari mbëri la
te ba pare la ñuy def ci biir dañ fay teg concert la ñuy def live teg andi podium teg artistes yi ñuy way amateurs yi di bég c'est-à-dire dañoo bëgg combat bi amateurs yi gis ci làmb ndax li ñu desee yëpp mu ñaari journée ñu dese Iba Mar muy le 10 muy le 7 bi ak le 28 bi yëpp ci kàttanu yàlla spectacle la ñuy indi dañuy indi luñ mës a gisee Ndiaye production ndax spectacle dañuy ñëw teg podium indi artistes yi teg ñuy playback teg liggéey lépp daal lu war dañ koy def ci wàllu innovation ci wàllu événement ndax nag làmb la joo xam ne duñ ko foyee te duñ ko caaxaane bu dee wàllu sécurité lépp lu ñu war sécurité dinañ ko jël 200% ba nga xamante ni képp ku ñëw di nga mën a ñëw séance si jàmm ñibbi si jàmm ndax làmb jooju moo toll foofu. alors ñu gis benn face to face mu am benn mbër bu ñëw. am benn mbër bu ñëw. ñu gis la nga am noo waxee. est-ce que avec le temps. déggoo nga ak Tapha Mbeur wala. waaw non loolu xam nga yaram bu tàng la. mais Tapha Mbeur sama rakk la. comme ni Ada Fass nekk sama rakk. ñi ko yor di samay xarit. moom muy sama xarit. kon yaakaar naa loolu. yaram bu tàng la woon rek. xam nga yaram bi bu tàngee. ci gars yi lu la neex ngay wax. waaye da ngay wax mën ngaa sax wax erreur. mais duñ leen jàppal dara ndax suñu ay rakk la ñoom ñaar ñëpp suñu ay frère lañ suñu ay xarit lañ. dañuy bàyyi mu sedd jublu ci ci leen jëm ñu liggéey ci waa liggéey Ada Fass gis ci boppam Tapha Mbeur gis ci boppam Sénégal gis seen bopp lamb gis ci boppam loolu moo am solo détails yi dañuy tardeel détails yi daf ñuy sonal dañ concentré wu ci nga xam ne mooy événement bi liggéey ci leen ci waa liggéey ñaari mbëri ku ne gis sa bopp. alors ñu gisoon ne que ne da nga tëggoon tournoi il y a quelques années. tournoi bi am na 2018 2019 2018 2019. waaw tournoi TFP am na mu jeexee. mais ñëpp gisoon ne que lu rëy nga tegoon. ay mbër yoo xam ne vraiment ay espoir la ñu woon est-ce que pare nga pour tëggaat ko tournoi saison prochaine tournoi Fallou Ndiaye. waaw léegi boo xoolee TFP bi déjà daa war na am TFP 2019 2020 2021 war na am. waaw mais yàlla dogal mbas mi am lu bari doom yàq ci réew mi. nga xam ne tey partenaires yoo jàpp sponsor du am 100% ndax boo xoolee lamb ñun amuñu ci yenn sponsor yu ñuy jàppale loolu soo ko bëggee def tournoi bu toll noonu day sooxee ci ñun mën naa yàq suñuy koom-koom dara wala mu yàq suñu ay budget dara ñu ne nañ ko ne suñu ay combat yi ñu amoon xool nañ ci liggéeyee mais bu mbas mi jeexee TFP day ñëwaat ndax TFP produit la boo xam ne ñun ñoo ko lancé te incha allah dañ koy yaatal du yem ci benn année rek wala 2 ans rek déedéet TFP day continuer am nañu yaakaar chaque année wala chaque 2 ans nañ gis TFP 2000 comme ni ñu ko demee ba 2018 2019 2020 2021 daa am 2022 2023 pourquoi pas mënta am yooyu yëpp ñu ngi ciy xalaat ndax actuellement nii ñu ngi ciy xalaat bu baax ndax TFP lu war a am la ndax day jëmale làmb quand même te da koy suqali ndax gis nga TFP bu ñu ko tëggee ni mu doon indiwaate làmb doon indiwaate nit ñi doon ci gis seen bopp loolu duñ ko xañ nit ñi te ñun li ñu bëggal amateur yi rek moo ñu ñor te ci loolu la ñuy dox. alors Fallou Ndiaye nangoo ne yaa tëgg làmb bi gën a mag si saison bi mais da nga ne làmb yi gën a mag si nga tëgg muy Ada Fass Tapha Mbeur. est-ce que am nga sponsor. non amaguñu sponsor nag ñu ngi ciy liggéey. ñu ngi ciy bay suñu waar lépp luñ ci war ñu ngi koy def ndax tey ñun sponsor dafa am nuñ koy doxee daa am nuñ koy wutee c'est-à-dire bëgg a takk rek du tax ñu jël ay sponsor di takk ndax am nañu ay proposition waxoon nañu ak ay nit mais proposition yi ñu def annoncé wuñu tey suñu làmb ñun wax dëgg yàlla doo duñ ci làmb yu ñuy jëlee yenn kase yi pour sponsoring suñuy sponsor yi suñuy nit sponsor yi dafa ñuy jox loo xam ne dafa ñuy jaral sponsor bi tamit dañuy fexe ba liñ koy jox mu jaral ko su fekkee sponsor bi jaralu ko ñun jaraluñu rek jiwoo du mën a am ñu ngi démarché nag ñu ngi ñuy defal ay proposition mais proposition yi ñuy defal du benn du ñaar proposition yi ñuy defal moom ñu annoncé wul ndax nag xam nañ li ñu yor nit boo xamee li nga yor yaa koy valoriser sa bopp teg ko ci dimension boo xam te nit ñi nga xam ne li nga yor qualité la ba pare yaa ngi lamb yoo xam ne lamb yu neex la sponsor bi nag mën naa am lamb yi nga yor tamit intéressé wu ko bu ko intéressé wu du dugg bu fekk am na ñoom sponsor am ne tey suñu lamb gisuñu ne sax ñu ngi tëgg lamb intéressé wu leen mais teewul ñun ñoo war a bay suñu waar liggéey suñu liggéey ba tey sponsor yooyu nga xam ne intéressé wuñu leen ñoom ñu intéressé ñun ñu intéressé leen mais loolu liggéey moo koy wone kon ñun duñu yàkkamte dañuy ne ci liggéey bi rek concentré wu ci bu baax comme ni ñu daan def di am ay sponsor ñoo ngi ci mais dañuy comprendre ne Covid mu ngi fi budget yi métti na sociétés yi ñoo gën a ëpp nit ñi ay problème duñ ci wax xaab kenn duñ ci wax dara dañuy xam ne rek foofu la dëkk bi toll foofu la lamb toll ñun li ñu war mooy liggéey dañ concentré suñu liggéey ndax ñun sans sponsor dañuy dem kon yaakaar naa ñu ngi dem ndax ren ñu ngi dem sans sponsor te ñu ngi def mu ngi neex kon yaakaar naa li ñuy def sponsor di ci yàq dara. macha allah lii nag amateur ñoo ma ko yóbbante. nee nañ Ada Fass Tapha Mbeur xajul Iba Mar Diop. loolu est-ce que yow yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. lépp lu ci war nañ ko def ndax dèjà gars yi ngi doon xalaat ay turbines yoo xam ne ñu ngi koy mën dañuy wax xel comme base di xool nan la ñuy def pour xool parties yi nga xam te ne daaw fa nekk
ñu monté ñu ay tribune ñu xool nan lañuy def ba nga xam ne daal lamb ja dinañ gis spectacle dinañ gis show dinañ gis lamb yu neex ndax gars yi dañoo xam Ada Fass Tapha Mbeur la ñu xam mais man li ma wóor mooy Mor Kang Kang boo yëmbal moo dàq Ada Fass Tapha Mbeur te bu may waxee ni amateur yi dëgg nañ xam ne Mor Kang Kang boo yëmbal rek moo dàq Ada Fass Tapha Mbeur kon yaakaar naa li ñuy def xam nañ ko te bu jour baa nañ xam ne Ndiaye Production li ñuy def xam nañ ko bu baax a baax a baax. am na solo sponsor rek laay wax ndax Fallou Ndiaye c'est un grand promoteur di tëgg ay journée yu neex donc waa LONASE est-ce que yaa ngi démarché ay LONASE est-ce que yaa ngi dem parce que tamit booy ut sponsor yow yaa koy dem jëli ji. est-ce que yaa ngi dem di démarché di dem say LONASE. ñun Sénégal amul société yaakaar amul société bu ñu duggul pour demander sponsoring. mais xam nga sponsor Sénégal nag du compétence ni muy demee mooy Fallou Ndiaye ma neexum laa sponsorisé neexu moom du ma koy sponsorisé man loolu laa gëm te loolu laa gis loolu nag su amee da ngay xaar rek yàlla na tombé nga gis ñoo xam ne neex nañ la te gëm nga leen te gëm nañ la soo tombé ak ñooñu rek nañ lay sponsorisé mais LONASE société état la ay port autonome Dakar ay Orange ay Tigo ay Expresso yooyu yëpp tey dafa am pourcentage bu ñu war a dugal ci réew mi ndax réew mi ñoo jariñoo seen ay mbir ay Sogosim c'est-à-dire ay Dangote ay sociétés yu mag yoo xam ne ñu ngi ci réew mi te doomu réew mi ci suufu réew mi lañ leen jox tey ku ci ne ñooñu war nga am budget communication am te nii war na maa tax ci sport réew mi ndax lamb facteur de développement la ay ndaw ñoo ci nekk te réew ndaw moo koy doxal tey ñooñu noonu tey su fekkoon ne autorités yi nga xam ne ñoo jiite réew mi waxtaan nañoo ak ñoom war nañu mën a chaque année ku ne dugal minimum 200 millions wala 300 millions ci lamb du Fallou Ndiaye lañ koy jox mais ñu xool ne ñun war nañoo mën a jàpp ci sport national bi muy lambo chaque année ku ne dugal 200 wala 300 wala 500 millions mais alors promoteur bu ne dañ ci gis sa bopp muy bu mag bi muy bu ndaw bi muy bi ne ci digg bi ak ku mën di doon rek dañ ci gis sa bopp loolu mooy suqali lamb loolu mooy suqali sport mais tey bu fekkee ne tey sociétés yooyu dañuy téye li ñu yor promoteur bi nekk bailleur de fonds nekk jeune jël ay koom-koom di ci yëngatu bu yàggee loolu doxalu ko bu ne mënatu day gaare minimum 80 litres yi mu doon def wala 300 ñun dèjà chaque année nañ tëgg minimum 300 ba 600 litres 6 tey dèjà ñaari combat yi tëggagut litre frappe tëgg nañ minimum 80 litres 40 litres 20 combat bu ne 20 personnes mooy 40 litres li simple yi ñu doon def nañ fi 2 journées yooyu bu ñu ko calculer minimum ñun li bëri loolu ren minimum 150 personnes te pare guñu dese nañ 2 journées kon booy boo paree tey yaa ngi jëm ci ay 500 litres 300 litres 500 600 litres yoo xam ne bëriloo nga leen te bëriloo ko ngay bëri amul benn nit boo xam te ni wala état amul benn yoon boo xam ne nii jàppale na ndaw boobu wala jàppale na jeune boobu pourtant jeune boobu mu ngi promouvoir li nga xam ne moom la président bëgg muy ndaw ñi am emploi ndaw ñi di liggéey jeunes yooyu ñu ngi ciy dox mais malheureusement suñu réew doxee wut noonu kon nag ñun nañ gëm liñ gëm suñu bopp di liggéey jàpp suñu jàmbur. am nañ contentement waxtaan ak yow Fallou nga xamee ne wax dëgg yàlla sooy wax en général da ngay wax à cœur ouvert. dëgg la ni nga mel si lamb ji noonu nga mel naturellement. dañuy am mbégte lan mooy sa kàddu bu mujj. waaw mooy sant ñëpp gërëm ñëpp di jox ñëpp rendez-vous incha allah la 7 bu neexee yàlla sa Iba Mar Diop muy combat bam solo muy dox ci diggante Tapha Mbeur ak ki nga xam ne mooy Ada Fass ak ki nga xam ne mooy Mor Kang Kang ak Boy Yeumbeul ak yeneen espoir yoo xam ne ñoo ciy nekk drapeau so technique beneen bi nekk drapeau bu Boubacar Ndour di suñu ay nit di suñu ay wóolal di suñu ay xarit di ci woo Sénégalais yëpp di jox ñëpp rendez-vous incha allah la 7 arène nationale ci kaw loolu ñu fa jógee war nañoo dem Refane incha allah vendredi prochain muy si lendemain Tabaski dafa def tamit événement ba mu solo tuddee ko maire Refane muy Jib Thiaw di lamb ju neex di ci gërëm ñëpp di sant ñëpp di groupe Ndiaye Production bi yëpp bàyyi ñu kenn am nañu mbégte bu baax kontaan nañ